seetaan. macha allah ñoom it ñu di la fay di la teewlu léegi incha allah ci li nga xamante ni moom moo di suñu rubrique esthétique Papa Sane Seck moom la ñuy dalal ci la chronique du vendredi, c'est tout de suite. Aïcha, Papa Sane Seck, Monsieur le Président Macky Sall s'en prend aux membres de l'APR. Quand tu parles là. loolu lan mu xëyee tey. remaniement seen ndaje yooyu ñu amal daal waa APR. Alliance pour la République. ñoom dañu amaloon ndaje daal day waxtaan seen biir xam nga nag léegi-léegi lu concerne APR moom dañu naan si seen yëfi bopp la daanaka sax waruñu ci wax waaye dañ ci wax ndax ñoom ñoo bokk ci ñi jiite Sénégal bokk Benno Bokk Yaakaar dañu wax ne président Macky Sall dafa leen doon xas. waaye fi nekk nii du nekk président Macky Sall day nekk président parti politique donc chef de parti nag bu dee dafay jàkkaarloo ak ay ñoñom léegi-léegi dafay am ay critiques acerbe comme ni ko kilifa bu nekk di defee ak jabootam waaye ci nañu daal maire bi daal moo di ne koo xamante ni kontaanul si ñoom ci seen taxawaay ci seen liggéey ci seen doxalin ku kontaanul nag ci équipe bi nga jël di nga ko wax wante question bi nga xam ne moom la ñuy laaj tey mooy ki nga xamante ni kontaanul ci ay ñoñam lan moo tax kontaanul ci ay ñoñam dafa jàpp ni ñooñu taxawuñ ko bu baax dafa jàpp ni défendre luñ ko bu baax dafa jàpp ni li ñu waroon def pour yombal liggéeyam doxal liggéeyam jàppale ko ci mu doxal liggéey bi mu bëgg a doxal ñooñu taxawuñ ci léegi nag laaj bi mooy ñooñu nan la ñuy fonctionner ci ban condition ñooñu est-ce que am nañu accès ba ñu amoon ci ki nga xamante ni candidat la woon laata muy doon ki nga xamante ni mooy jiite Sénégal ba ngay doon candidat ak bi ngay jiite bokkul ba ngay doon candidat ñëpp a am accès ci yow ndax da nga soxla bi nga faloo pour ñu am accès ci yow dafay jafe am na ñoo xamante ni booy waxtaan ak ñoom ñu bokk biir APR da nga naan ñun suñu waa ji ñun mënuñu koo gis gëj nañ koo gis loolu président dañ la koy yeggee ñoom loolu la ñuy wax ci biti ñeneen ñi si des dañ naan man de waa ji de gëj naa ko gis xaw ma ban jamono donc bu fekkee ni lu ni mel am na kooku nga xamante ni moo di chef de parti nekk président Sénégal xoolaat moom ci boppam taxawaayam vis-à-vis de ñi muy àndal xool ñan ñoo ko si wax dëgg ci casting ak ñan ñoo ko si dul wax dëgg xool ban sens lay demee pour que taxawaayam bi mu soxla moom mën a yemb au-delà bu fekkee ni moom kontaanul ci ñi nga xamante ni ñoom la àndal muy waa APR ñenn ñi ëpp ci Sénégal ci jamono bii ñu leen di déglu fu nekk ñoom kontaanuñ ci waa APR ñi mu àndal kontaanuñ ci moom ci boppam. est-ce que du mbir mi du ci ñi mu àndal. moo tax muy def remaniement muy xoolaat ñi nga xamante ni ñoo ko wër. toujours boo amee parce que day délégué. da ngay délégué boo amee ñu nga xamante ni boo délégué mooy yaa tànn tey jii nii Bougane dafa am ñu mu tànn ci kër gi am li ñu naan poste bu ne ku ne ka fay football. bu fekkee tànni woon ni mooy tànnee baaxul. waaw day feeñ ci liggéey bi. waaw mais moom tànn na mu gis ne ni baaxul xëy na kóolute la mu waxaat ak ñoom pour ñu defaraat seen toogaay bu baaxul da ngay teggi daal di teg leneen daal di dem ci feneen daal di nga def remontrance daal di rectifier waaye au-delà fii Sénégal toll tey frustration wu président ñun man doon na ma neex trop ñu ne président bi kontaanul ci gouvernement bi président bi kontaanul ci ministre yi président bi dafa am lu ko metti parce que li mu waxoon ñu def ko gis na ne defuñu ko par exemple invalides yi toog tey nekk suñu ay gan 2013 président bi mu signé benn décret wax ne nañ leen fay seen xaalis ba tey 2020 ñii topp si di daw nekk ay blessés de guerre. foofu bu nemoon président kontaanul xaacu na dóor na mur bi foofu damay bëgg daal di koy tàccule waaye président kontaanul ci ay partisans am te ay partisans am nekk fi boobu ba tey te dara doxut loolu leneen la donc ci wax rek ne. loo xamante ni am nañ ko ñun sénégalais am droit de parole ci lii xew ci dëkk bi dañuy wax ni président bi autant il dira à ñi mu àndal kontaanul si ñoom autant nous on dira qu'on n'est pas content de lui fa lay yem. justement kon nag boo fa yemee dañuy daal di dugal rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci gan yi nga ne ba tey état bi daf leen yoreel. xaalis bu bëri. ay. Soliba Camara. waaye. mën nga ñu wax ci tënk ci lu gaaw comme amuñu temps. te bëgg a waxtaan mu leer. nga jox ñu l'essentiel. lan mooy xew-xew bi. bon l'essentiel avant tout ma nuyu Sénégal yëpp àdduna sa mbokk militaire yëpp homme de tenue yëpp di leen nuyu li xew lenn la ñun guerre ci boppam amul grade ñëppay progresser ndoo pour mener la guerre pour gagner ko guerre tu vois tout lépp ngay gis ci guerre bi
ay dagg bopp téye moo si gën a tuuti ah xam nga avec les rebelles yeneen kon ñun suñu bopp tey bu ñu ñëwee suivi dafa war a am si ñun ñu séparer ñu créer les grands blessés les petits blessés te loolu amul fenn lépp dee sax a gën dof xam nga kon grand blessé du dof maladie intérieurement moo gën dee sax a ko gën ni kon léegi amputé nan la mën a nekkee un grand blessé non c'est pas vrai loolu président moom c'est le chef suprême de l'armée bi mu ñëwee waxam ne généraux yi ne armée yéen seen bopp def leen lii mais dañ ko war a def mais armée ñoom nanguwuñ ko def tey moom si boppam bu bëggoon léegi ñu def ko parce que moom la fi yàlla teg kenn sutu ko moo sut ñëpp. gannaaw suñu da ngeen dem guerre ñëw jox ñu leen. waaye déggoo dañu jox ñii 10 millions villa 10 millions kër ba pare augmente jox leen seen pension mixte pour seen famille di faju comprendre rappeler leen ba pare di leen augmenter tous les années suivant kon léegi ñun suñu bopp ñu bàyyi ñu diviser ñu ne ñii ñooy am ñii duñu am kon loolu mënul nekk est-ce que ñële ñooñu gën a nekk que des combattants de ce pays man xoola nga gën ma yàgg ci armée bi commando nga gën ma nekk gradé man je sais que maa la gën nekk commando parce que man j'ai le sang chaud mooy daw si man est-ce que xam nga kii court sur moi kon man awma dara lu may ragal sama li ma war a am président daf ñu koy jox si nii wala si nële man damay wax pour ñëpp dégg parce que ñun ñi ngi préparé nag aussi parce que xaar bi dafa yàgg tout récemment boole nañu le ministre Fodé Sidiki Kaba c'est le forces armées ministre forces armées kooku mooy défendre droit de l'homme man bi mu ñu booleeg moom sax dama ne affaire bi ça y est c'est réglé te ministre bi wax naa ko avec les officiers ma ne ko monsieur le ministre mu ne ma woy ma ne ko c'est pas le président mais c'est les officiers de l'armée ñi ngi nii toog mais nañu régler suñu affaire officier bu amee problème régler ko ñoom ñëpp c'est des invalides tous les officiers mais dañu fayeeku ñoom ñëpp nii dañu régler seen problème mais président tey bu bëggoon affaire bi c'est lui le